ay rapport yoo xam ne dafay génne pour wane ne Sénégal ci lu jëm ci liberté yi daf ci dellu ginnaaw loolu la lii feeñal tey muy une manifestation boo xam ne bu ñu ko autorisé woon benn bakkan di ci faatu tey ñuy compter benn xadi di compter ñaari ndaw qui avait peut-être leur avenir di compter ñetti ndaw yoo xamante ne dañu ñàkk seen bakkan tout simplement parce que une manifestation a été interdite par le pouvoir en place l'opposition mooy ne du bàyyi ndaw yi génn manifester mu jur lool donc il a raison et aussi une dëkk dafay am le pouvoir mais dafay am une opposition donc mënuñu dëkk bu mel ne Sénégal comme yeneen dëkk yi ñu ne dafay am pouvoir du am opposition wala opposition bi taxaw ne pouvoir bi def kenn ku ci nekk da nga am sa rôle boo war a def et que li ñuy wax naan ma liberté s'arrête là où commence celle des autres moom moo am liberté pouvoir bi dafay taxaw fu liberté opposition bi ñëwee opposition bi de même donc bu ñu ko defee cohabitation bi dafay yomb mais lii am tey Sénégal fitu kenn toogul kenn xamul lan lay jur ëllëg donc li nga ko wax sànq moom moo ci am il faut un dialogue sincère entre les partis pour que ñu génn ci impasse bi nga xam ne ñu ngi ci tàmbalee dugg. Mansour gëm sa bopp bi ñu nee duñu dem ci élection yi préveniroon nañu ni daañu nekk absent yi gën a présent ñu gis ni boobu ba tey lépp lu am ci li ñu jàppe ay dérives ñoom ñu ngi génn di ko dénoncer. mais loolu moo jaadu même boo nekkul parti politique nekkul coalition mais nekk sénégalais bi lambda. am na sañ-sañu dénoncer. bu nemmeeku ni ci réewam liberté ak démocratie mu ngi dellu gannaaw comme ni ko waa Yewwi Askan Wi waxee lettre bi président Macky Sall bindoon janvier 2012 dañuy changer dong date ak signature bi dong la ñuy changer loolu dong la ñuy jëlaat yóbbuwaat ko ci kuréelu mbootaayu xeeti comme na mu ko bindee woon moom gis ni manifestation bi mujjee am 5 personnes dee nañu moom loolu la bindoon moom président am na itam ay nit yu bëri yoo xam ne blessé nañ noonu la demee ci manifestation yi ñi ci dee bokk ci manifestation yi ñi dee doon ay innocent muy responsabilité bu doy waar boo xam ni faaw ñu ko koy fàttali loolu dañ ci war a def benn zoom bu nganda fàttaliku lii yaa ko doon bañ lu tax nga nangu ko tey et puis ñiy def manifestation ñëpp dañ ci war a bokk comme gëm sa bopp comme ñoom Serigne Mboup comme ñoom Fadel Barro comme yeneen coalition yi nga xamante ni bii yépp dañu leen a recalé ci ñu bokk ci élection législative yi gis nga président Macky Sall li mu commencé ci présidentielle yi weesu ak léegi moo nekkul luy dooleel démocratie damay tànn ñuy bokk ci élection mais na yokk caution bi au moins ci wàllu xaalis ñu comprendre mais parité yow CEDEAO bi nga bokk nee na baaxul sa réew nee na ñu baaxul parrainage bi laay wax ñi nga xamante ni bii dañuy bokk ak yow géewu politique bi di xëccoo ak yow li ñu la dénk nee na ñu baaxul lañ ko fi jële nga ni du fi jóge mukk saa bu njegee ci wàllu tànn téef ñii lay teewal di segg ni mu leen neex waa ma ni waa benn bokk yaakaar ñoo gën a bokk yeneen coalition yi ci biir réew mi ñoo leen gën a xam waa Sénégal ñoo leen ëpp mbooloo ba ñoom saa bu ñu demee ci élection seen liste baax ci parrainage te liste keneen du baax benn lañu yoon la ñu am fakkastalu muy seen liste nationalu élection législative yi ci ñàkk respecté parité ñu ni faaw mu jàll mais loolu mooy jaay doole goo xamante ni bii waaye nag du mbetteel ci booy topp histoire politique gu Sénégal ndax maître Abdoulaye Tine alerté woon na leen ni boo leen nee waaw ba nangu fa mu leen jëmee du doon fu baax tey histoire jox na ko dëgg et ñoom ñoo ko nangu woon te il est grand temps tey fi situation bi toll ñu taxaw am résistance bu mat sëkk ci bañ a valider ce qui se passe ci dëkk bii lu ko mooy démocratie dina sëngeem Fatou Abdou wax na ko sànq nit ñi li doon am ay 1800 ak ay début 1900 bu ñu demee ba koy dundalaat ci wàllu histoire ah baax na yéen a nga xeeb tàccu cin gan sax bu la jëlee da nga koy diril ci du fa ñëwaat. ba booba Mansour société civile ñoom ñu ngi woy ba tey di ut ay pexe bu ko defee réew mi guute gi ñu nekk te dara waralu ko lu dul wàllu politique ñu mën cee génn ki la di ab expert électoral di Youssou Dawo moom mu bokk ci GRADEC la mu am ci pexe boo xamante ne xalaat na ko mooy processus électoral bi ñu tàmbaliwaat ko dooree ko ci dépôt liste yi mu di itam ingénieur électoral jàpp na ni fukki liste ak fukki coalition ak juróom
juróom yi nga xamante ne dañu déposé woon seen i ay liste laata contrôle parrainage bi ñoom ñëpp dañu leen a war a bàyyi ñu bokk ci législative yi te bu boobaa parrainage bi dañu koy dindi mu jàpp ni li ni mel bu ñu koy def faw rek ñu pousse date bi nga xamante ne moom la ñu tànn ngir amal yooyu les législatives te li ni mel ba tey lu mën a nekk la ñu déglu ko. jafe-jafe yi li ci ëpp daanaka acteurs yi ci ñoom la parce que am na ci ñoo xam ne ñi dafa am ay règles yoo xam ne respecté wuñu am na ci yoo xam ne nag code électoral bi itam wax dëgg yàlla dafa def caa muuma waxu ca lu bari ma jàpp ne suñu bëggee nag récupérer situation bi dem ci ay élections yoo xam ne du am benn violence du am benn jafe-jafe war nañoo seetaan mbir mi bañ a éliminer kenn départ ca 15 ya parrainage bi nag su boobaa dañ koy teg de côté parce que parrainage bi comme que ñëwee dañoo jàpp ne awut yoon ànduju ci indi seen i preuve léegi parrainage bi dañ koy teg de côté néew nag parrainage nañ ko bàyyi waaye bii yoon 15 yi duñ xool parrainage bi ñu woo leen ñu ñëwaat ca dépôt ba xool seen i liste am ci luñ ci jubanti bu ko defee ñu mën a continuer procédure bi administration continue procédure bi ñu dem ci ay élection yoo xam ni yaakaar naa ne su boobaa acteurs yi dinañ ci ànd administration itam duñ ci gis benn yoon parce que ñoom li ni mel nag ki la di Abdou Khadre Sanogo moom àndu ci mu di docteur ci wàllub sociologie waaye itam di analyste politique jàpp na ni yëf yi sumb nañu ko ba noppi tàmbaliwaat processus électoral bi dafa mel ni rek ñu jël lu dul yoon bëgg koo fajee leneen loo xamante ni itam du yoon ñu déglu ko. jàpp naa ni fi mu ne nii moom comment dirais-je encore yëf yi ni mu demee nii mënatuñoo dellu ginnaaw parce que dellu ginnaaw aussi pour soppi ab mbir boo xam ne dañu jàpp ne ay jafe-jafe la pour nga créer waat beneen jafe-jafe ça risque d'être très compliqué bu ñu fàtte ni am na ay citoyens yoo xam ne dañu am seen coalition wut seen i parrainage ñu valider ko ne leen seen bos baax na ñu war a dem élection ñooñu tey boo fi bëggee poussaat élection taxawaat di waxtaan lan lañ lay wax donc su boobaa aussi dafa mel ni dafay am kumba am ndey ak kumba amul ndey d'autant plus que yoon jib na te yoon nag ñëpp la fi nekk. forum du justiciable ñoom itam ànduñu ci benn pexe boo xamante ne day tax ñu bañ a exécuter ay dogal yoo xamante ne dafa tukkee ci conseil constitutionnel ci ab communiqué bureau exécutif bi daal di ci rax dolli ni bëgg ñëpp bokk ci élection yooyu le warul tax ñu jël dogal yi nga xamante ne moom la conseil constitutionnel daal di génne tegee ko boor loolee du dëgg du yoon bu ñu sukkandikoo ci njiitu forum du justiciable mi xam ne li ni mel mën naa jur ëllëg leneen loo xamante ni dafa nar a jalgati yoon ñu ondu ceeg moom Babacar Ba. article 92 bu constitution dafa ni décision yooyu kenn mënu ci delluwaat kenn mënu ci def recours ba pare décision yooyu dafay dal ci kaw ñëpp dañ koy appliquer li ñu war a def mooy ñu fexe appliquer li nga xam te moom mooy décision yi nga xam te conseil constitutionnel daf ko rendre parce que kenn mënu ci dellu siwaat ba pare aussi ma jàpp ka ni bépp initiative boo xam dañ ko jël pour ne na ñëpp bokkaat ci élections yi pour des élections inclusives ñu bàyyi fi décision yi nga xam te moom la conseil constitutionnel rendre ñu teg ko fële loolu dafay nekk un précédent très dangereux loolu aussi mën na sax nasaxal li nga xam te mooy conseil constitutionnel kon su boobaa bu ñuy demati élection jarul ñuy di faire appel au conseil constitutionnel mais également dafay indi lu ñuy wax benn insécurité juridique ci réew mi. ci manifester ba tey bi amoon ci aljuma ji boutique bu station Total bu Masalikul Jinaan dañu ko yàkkate jël la fa nekkoon yóbbu ko association bi ëmb gérant station service yi ñoom li ñu bëgg mooy groupe Sénégal fexe ba gën leen a aar itam bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy liggéeyee ñuy sàkku itam ci way manifester yi di leen di xamal ni kon bërëbu liggéeyukaay yooyu le nekkul ay doomu yeneen i réew ñoo ko moom ay doomu Sénégal ñoom ñoo ko moom te itam ay doomu Sénégal ñoom ñoo ci liggéey ñuy fàttaliku kon la amoon ca weerub mars bu atum 2021 am koppar gu takkoo takku ay milliards yoo xamante ne ñoom ñàkk nañu ko lu ëpp juróomi ñeenti téeméeri doomu aadama itam ñàkk seen liggéey ñu yóbbu leen chômage te amul benn ndàmpaay boo xamante ne tukkee na ci nguur gi jëm ci ñoom ñu ondu ci Fatulaay Mbay Jaw bu manifestation amee rek ñenn ñi dañuy dem utali station service yi jàpp seen bopp ne lii ñii di tubaab yi ñoo ko moom te dara amu ci. pour xamal leen ne lii nekk ci station yi alal ji ay sénégalais ñoo ko moom man damaa ñuul kuk xool leen ñi toog ci man wëlbatiku leen ñi seen ginnaaw fii ay bawol ay saalum ay kajoor njàmbur ak Casamance ñoo fi ne ay tubaab newuñu fi ñun ñoo jël suñu alal dugal ko ci biir. ci manifestation yu mujj ci mois de mars lu ëpp 1 milliard ci suñuy koppar daal dinay dem furaas. xayma woon li nga xamante ne yàqaloon dañ ko mu tolloon ci milliard ak 100 millions boobaak léegi joxuñu ñu dara. waxuñu ñu dara daanaka 454 personnes toogoon nañu ci boobu liggéeyuñu woon. ginnaaw nag dégâts yi nga xam ne ñi ngi am bu ñu daal di nag toj station yi am na danger bu mag bu ci am. yooyu ñuy dugg nañu bàyyi xel ne maanaam produit ya fa ne ay produits yu mën a tàkk la
te bu tàkkee ay du yam ci bopp boroma. ñoom lu ñu bëgg rek ñii di gérant station yi nguur gi mu daal di leen di protéger na mu waree tey nag ñoom nee nañu dootuñu seetaan benn yoon ñuy yàq seen teranga. mu ngoog Fatou Abdou dégg nañu proposition yi ñii jàpp nañu ne yëf yi dañu ko war a tàmbaliwaat ca ndoorte